ay kàddu parce que si communication macha allah dañ ko doon. Bouba mu mel ne que kii ñu toogal macha allah réew mi kenn dootu ko laajte waaye nag am na sikk xam na mooy sikkam jafee gis Mohamed Ndao Tyson daf noo am lu mu nu tàmmal am lu mu nu ñamal bañ tàmb ko mu bëgg épargner loolu wala mu jeté ko emballé ko jeté ko dans les oubliettes de l'histoire ma bàyyi ko mu ñëw ak mbokk internet yi rawatina mbokk Gaston Production yi Mike maa ngi lay ziar. alhamdulilahi rabbi alamin ñu ngi sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu waajur ak suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim di am contentement trop teew fii xam nga ci kanamu Gaston nekk mag nekk xarit nekk conseiller nekk employeur nekk lépp en fait xam nga parce que tamit moom c'est un produit de ce pays parce que les gens ñi nga xam ne ñooñu fi jiitu ils l'ont vu naître grandir xam nga jéem ba taxawal dara kon kii tey produit wu réew mi la xam nga parce que wax ji mun naa bëri mais avoir du concret léeg-léeg dafay jafe xam nga te moom dafa nekk ci nit yoo xam ne tey mun nañ leen citer en fait en exemple parce que tamit liñ ko xamee ñun cette nouvelle génération parce que nit doo wax loo xamul ci moom liggéey lañ ko xamee am vision am personnalité et am aussi comme je dis aussi maanaam manière am de faire am charisme am ba tey yàlla dimbale ko mu yegg si fii mu yegg si parce que damay faral di wax ne am na ñett ñoo xam ne munoo wax histoire làmb te tuddoo leen bi si jiitu pour ñun suñ génération bi Gaston Mbengue la parce que 92 moo fi jiitu 94 94 moo fi jiitu 95 pourquoi 92 parce que promoteur yëpp tey ñu wax ko wala ñu ñàkk ko wax moom moo leen jur en fait parce que loo gis lu nekk rek day am lu ko sabab parce que su amutoon ku tudd Gaston nekkoon commerçant et gis ne lii opportunité la mu dugg ci commerçant yëpp wala promoteur yëpp tey duñ ci dugg loolu mooy waxu dëgg parce que on ne peut pas refaire l'histoire en fait 92 93 94 ñëw CNG de lutte ñëw Alioune Sarr jiite ko histoire u làmb munoo ko wax te waxoo CNG bu Alioune Sarr parce que dina néew ku fi toog xëy na peut-être plus de 20 ans yàlla suñ borom moom moo ko dogal 94 jàll 95 ñëw am phénomène bu ñëw jóge Kaolack tudd Tyson xam nga muy génération bul faale parce que man bi may jógee Kaolack di ñëw Dakar jàng moo ma fi indi woon man defuma sama bopp mbër yàlla moo ma def mbër waaw kon c'est assez historique xam nga tamit ñooñu ñëpp soo xoolee muy Gaston muy Alioune Sarr CNG ak Tyson soo xoolee mënoo bind histoire u làmb te bindoo si ñooñu wala demoo déglu ñooñu yàlla suñu borom moo ko def xam nga kon tey wax ji li muy bëri wala li muy neex dañ ko war a teg fi ñu ko war a teg parce que ku gërëmul nit doo gërëm suñ borom moom li ko def promoteur xamu ko yàlla moo ko def mu daj lu nekk nag xam nga ba wane yoon béy àll bi ba mu leer créer autoroute léegi ku ñëw jàll si rek da nga ko yoreel addiya CNG bu muy ñëw làmb yi bon fi nekkoon ñuy fay téyel mbër yi war leen a fay duñ leen fay ñoom ils étaient les gendarmes de la lutte organiser ko assainir ko ba tey mbër ñun bu ñu ñëw en 95 ñu fekk fi loo xam ne am na espoir nit mun na si yaakaar pour am métier mën si am kër mën si am njabootam ainsi de suite kon ñooñu tey am nañ vécu am nañ histoire Tyson ñëw nag fekk li fi ñoom Moustapha Gueye defoon li fi ñoom Mbaye Gueye defoon ñu fi Robert defoon mu am fu mu aj baar bi waaw ne fële lañ jëm promoteur yi naan déet sport business exactly xam nga et que loolu yëpp en fait xam nga c'est de l'histoire en fait xam nga kon tey kenn mënul yàqal kenn xam nga parce que ñun tey
mënuñu woon dem sans les promoteurs parce que tey promoteurs yi aussi mënuñu woon dem sans les lutteurs mais tey CNG aussi tamit mënutoon exister tant que promoteur amul tant que lutteur amul kon il faut que ñu xam ne àdduna on a besoin des ensembles forts en fait parce que ku fragiliser Gaston sans pour autant nga xam nga sa bopp ngay fragiliser man tey fi mu nii Gaston dama koy tooñee mon employeur laa koy wooyee xam nga parce que moo may jox xaalis moo may fay kon mooy suma patron xam nga parce que loolu kenn du ko exactly américains yi da ngay ñëw nga ànd ak nit mu ne you my boss xam nga ne la this is my boss kii mooy sama patron parce que exactly da nga am métier ki lay fexe tey sa métier mun la amal njëriñ xam nga mu amal ko njëriñ cette relation de partenariat il faut que nag loolu yëpp ñu delloo si waat ko ci làmb ji en fait kenn ku nekk yéene sa morom jàmm xam nga Gaston souvent da koy wax mais su koy wax il est mal placé pour le dire parce que dañuy wax ne dañuy yaakaar ne xëy na peut-être moom intérêt personnel am moom moo tax muy wax en réalité alors que intérêt de la lutte de manière générale parce que moom dafa am vécu xam nga ku fi njëkk CNG xam nga CNG déjà rek comme ni ñu ko doon wax yàgg na fi ku fi njëkk CNG rek kon yow loo wax téere la xam nga kon tey moi je pense que ne xam nga moo tax bësam bii tey man Kaolack la ma fekk xam nga bi ma koy wax ma ne ko maa ngi si yoon bi mais su ma ñëwee rax si dool yi nag dañoo nekk voisin aussi xam nga yàlla daf ñu boole maa ngi moom si zaahir ak ci baatin parce que fële mu njëkkoon dëkk maris gu njëkk ga xam nga maak moom ñoo janoo woon xam nga sama kër yaay ak moom xam nga ñoo dëkkandoor yàlla def mu ñëw dëkk fii man tam ma dëkk fii à côté xam nga dëkkandoor moom jàmm rek moo si gën xam nga et puis comme li may wax rek moom suma mag la suma xarit la suma lépp la kon tey su xewlee mu fekk ñu fi dañuy bàyyi suñu yëpp ñëw teew si di profité nag pour ndokkeel ñëpp ci gàmmu gi ñu jógee di ñaan yàlla suñu borom yaa rabbi mi nga xam ne moom jaamam yi mu defal ñu ñun ñëpp jàmm def jàmm ci réew mi def fi sutura def fi teraanga def fi xéewal def fi mucc ak muccule waaw loolu la ñuy ñaan yàlla ñu ko yàlla defal vraiment. takkusaan gu mag goo xam ni moom daf koy préparé muy le 28 novembre diggante Pakal ak Forja Alioune Seye 2 ak ki nga xam ne mooy Zos tey jii en tant que grand champion boo ma doon defal analyse ci ñaari combat yooyu loo may wax. waaw xam nga tey bon man sax awma habitude di def ay ay analyse exactement parce que ñi ko séq ñëpp suma ay rakk lañ suma ay jarbaat lañ mais li si gën a am solo en fait xam nga laay wax mooy lii tax ñu fonk la wala lii tax ñu naw la ci yow la war a jógee waaw parce que mbër et c'est vrai que amoon na benn instant mu amoon ay jafe-jafe mais li jafe ci àdduna mooy am métier d'abord te mbër en fait su ñuy wax noblesse su métier mbër xam nga nit day taxaw nag naan way ñun ay noble lañ wala kër mais dañ koy mun a expliquer mooy tey nit quelqu'un qui a envie en fait de mettre du contenu dans sa vie xam nga parce que mbër coono kese la xam nga soo bëree am nga coono soo bëreewul am nga coono xam nga et kuy dundee ñaxam la aussi xam nga kon li si des rek mooy encadrement xam nga ak déglu conseil am staff et jàppale promoteurs yi parce que jàppale promoteurs yi mooy jàppale seen bopp parce que relation win-win la war a nekk partenariat la war a nekk mais bu mbër mi xool mukk promoteur bi comme kii il est là pour son intérêt comme promoteur bi aussi bu mu xool mukk na mbër mi il est là pour son intérêt et que ñaari yi combat yooyu Gaston boole parce que moom il a l'habitude de faire ce genre de combinaison moo tax lu mu def rek nit ñi dañ koy apprécier parce que soo xoolee tey moo fi njëkk a créé CLAF def naa CACLAF la njëkkoon tudd sax avant muy créé muy waaw CLAF xam nga kon tey il a l'habitude de sortir des champions et ñooñu defe naa combinaison boobu man loolu laa ci gis ay futurs champions ñu ngi ci incha allah. ñu ngi xaar kii nga xam ne si mooy Mohamed Ndao Tyson le 28 novembre foofu ci arène nationale diggante Pakala Forza ak Alioune Seye 2 ak Zos xanaa bis boobu di nga bàkku si nag sagal nag ñi nga xam nag ñooy supporters yi ak amateurs yi. non am na bés yu gën a ñëw waaw. 1er janvier rek la mën a ñëw nag. ci Balla Gaye Bombardier voilà. mais père la mooy sa rapport ak Mohamed Ndao Tyson ndax Mohamed Ndao Tyson ñëpp xam nañ dafa raar. moom wax naa ko léegi générosité am ak fullaam ak fayda Tyson dafa baax rek di wax ni man mbër yi dañ war a gërëm mais moom mbër yi moom lañu war a gërëm parce que Tyson bi muy ñëw ci làmb ji
mbër mësula àgg ci 5 millions ñuy dem ba 7 millions Tyson moo def benn forcing boo xam ni man sax dama ko cee mere woon parce que xam nga 15 millions defe naa laa jëkk a tëgg Tyson jóge fa mu may wax 50 ki 80 ki 100 Tyson fay naa ko prix boo xam ne ba fii may waxee ba fii may waxee dama lay wax rek ba fii may waxee non su ma ko waxee sax làmb tëj day yàqu. mais fii nga ko waxee ci Gaston Production. jamais de la vie àddina jaraluma ko àddina jaraluma ko. mais bindee livre lañ koy waaw kooku moom àddina jaraluma ko bu may dund sax bëgguma ñu wax waaw àddina jaraluma ko. mais doo ko wax mais Mohamed Ndao dina ko wax. mais xam nga li tax fullaam ak faydam ak bañ a yàkkamteem la tey mbër yi fayu ku fi fayu 50 millions 100 millions ci moom la parce que moom moo nu imposé surtout man imposé ma ay cachet yoo xam ni dama daan wax ni kii dafa maa bañ wala dafa ma lan la waaw mais itam rëccuwu ma ko làmb it rëccuwu ko mais mbër yi ci seen bopp ñoom dañ cee war a kontaan parce que tey suñ demee tey mbër bay am fitu di laaj 100 millions ñoom ñëpp nag laa wax de ñoom ñëpp namee naa leen fii ñu toll maa ngi 6 combats yoo xam ne ay mbër yu mag mais ku ci dem ba am fit wi moom la parce que il s'est imposé xam nga dans la vie il faut oser te Tyson dafa ñëw oser du question marketing du question dara de ñuy wax rek mais dafa ñëw oser d'abord am fulla am fayda sponsor yi nag soog ciy toog Tyson moo fi jëkk a indi orange bii nekkoon ak man Tyson ko jëkk a indi di ko sponsoriser moom rek du sponsoriser la ma dajeeg direction te orange bépp Égypte ni leen nag yéen da ngeen a dof direction ba yëpp man leen yéen Tyson rek moom lamb ji et puis ñun ñoo tëgg lamb ji sponsoriser leen ko d'accord mais il faut vous mettre dans la lutte am na méritu fexe ba indi leen ci lamb ngeen koy sponsoriser mais lamb affaire u cosaan la affaire u Sénégal la ci laa ñëwee après def classe bi ak Tigo 1 an après la ma Tigo doon fay orange multiplié ko par 3 def deuxième classe bi 3 ba ni classe jeexee ba donc ca booba dafa fekk orange ak Tigo def benn gentleman agreement orange nekk ci football bi Tigo nekk ci làmb ji orange bañ a fayir jël Tyson rek jël sponsorisé ko ci palanteer bi waaw combat palanteer bi dafa Mor Fadam ak Tyson tribunal la mujjee voilà tribunal la mujjee parce que Tigo d'accord exactement donc nit la koo xam ni làmb sax waru cee jóge moom d'ailleurs jóge wu ca mënu cee jóge parce que xamal naa ko benn rëg ni làmb metti na salte na sax mais ku ko jaarale ci yoon rek da nga ko gis bu nu defee ni nag Tyson moo woon mooy ba léegi yàlla suturaal na ko yàlla nga koy dimbali yàlla fay na ko li mu liggéey ci réew mi yàlla fay na ko li mu ay waajuram ñaanal na ko parce que maag yaayam a dëkkoon xam naa fi mu tegoon yaayam xam naa fi mu tegoon papa donc ndijaayam ba bi muy génn àddina mi ngi mel ni tey ci man Tyson amul woon beneen kilifa bu dul ndijaayam ndijaay yi bëgg ko donc yooyu dafay jouer lu bëri nit léeg-léeg nit baax ñu dafa mais kii làmb jee ko may wala lii fekk booba digganteem ak ay waajuram ñoo ko jox li mu am moo tax fonk sa waajur dafa baax loolu rek la mbër yi war nañ koo gërëm làmb ji war nañ koo gërëm parce que bàyyi na fi vraiment héritage boo xam ni mbër yi seen bopp day wax ni mbër yi dana war di ma jox addiya même moom it war nañ koy jox addiya war ko jox respect surtout war ko jox respect surtout di nga wax nag le 1er janvier bi moom dana ñëw su neexee yàlla yonent bi non wax ji kay frankolaay da vraiment Père Gas li mu si wax moom tëj na ko macha allah ba le 1er incha allah. bàyyi nga jóge ma bàyyi nga ñaanal nu rek. nañu def Fatiha salatul Fatiha addiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmaani rahim اللهم صل على سيدنا احمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق وعلى اله حق سبحان ربك رب العالمين. sutura daay man yàlla ñu ko rek